salaam gars yi nuyu naa leen di leen màggal am mbégte rek dellu si macha allah ci comme niñ koy defee tout le temps rek saa yi ñu ko temps bi maye tey nag ma bëgg ñu waxtaanee benn thème boo xamante ne dafa soxal ñu bari soxal ay soxna soxal aussi ay suñu mbokk ñu góor ñi muy famille recomposée bu dee ci ku jigéen ki dafa sëy si fekk ku góor ki am njaboot ba pare bu dee ku góor ki dafa takk soxna soo xamante ne dafa am njaboot ba pare moom laa bëgg ñu waxtaanee. Voilà dañ ci jot yu bari yoo xamante ne benn vidéo sax du doy donc day baax ñu koy waxtaanee entre ñun comme li may wax rek tout repose sur la communication ndax waxtaan ci la lépp di xej ndax ñàkk waxtaan day indi ay problème ñàkk waxtaan aussi day indi réero te am na yu bari yoo xamante ne rek il faut ñu koy waxtaane ndax nag macha allah dañu di ay nit duñu ay mala yàlla may ñu xel ñuy xalaat li may wax rek ëpp ñu fi kenn xam-xam ëpp ñu fi kenn it gënuñ fee jàng kenn c'est vrai que ni ay porteuses de voix lañu nit ñi dañuy jege pour rek macha allah ñuy véhiculer aussi seeni jafe-jafe moo tax rek ñuy basé wu ci loolu pour di sottante xalaat mais famille recomposée buñ koy wax macha allah bu dee ci ku jigéen ki dafa sëy si fekk ku góor ki am njaboot ba pare bu dee ku góor ki dafa takk soxna soo xamante ne dafa am njaboot des fois mu am ay problème yu bari yoo xamante ne day am ci biir mariage recomposé famille recomposée du moins ndax nag la majeure partie soit xale yi nga xamante ne ku góor ki moo leen jox wala xale yi nga xamante ne ku jigéen ki moo leen jox am na nu muy demee bu fekkente ne ñaar ñi teeluñu préparer seen diggante day indi problème moo tax léeg-léeg jigéen sëy si xale yi nga xamante ne boroom këram moom moo leen jur xale yi duñ ko bëgg wala sax xale yi dafa am benn bët buñ koy xoolee te loolu dès le début dafa jaax ñu koy bàyyi xel ndax nag bu fekkente ne famille recomposée la yow soxna si macha allah bu fekkee amoo njaboot sax am na ñoo xamante ne dañuy am njaboot ku jigéen ki day am njabootam ku góor ki am njabootam donc il faut que foofu ngeen teg cadre bi nga xamante ne moom mooy cadre idéal teg les comme on dit mettre les points sur les i waxtaan ak xale yi ba am na yu bari yoo xamante ne day indi conflit ci couple bi du am ndax bu ngeen ko deful rek xale yi en général dañuy dugg seen diggante des fois nga gis ñu bari ñoo xamante ne dañuy soxna si dala naan man kat samay doomu jëkkër bëgguñu ma wala sax samay doomu jëkkër dañuy wujje ak man gis nañ ko fi gisaat ko fi moo tax day baax ñuy waxtaan ndax nag li may wax rek mariage du forcé mariage kenn du ko forcé bu yàlla dogalee ba ñaar ñi bëggante ñu dagganal seen diggante dafa am loo xamante ne dañ ko war a verrouiller waxtaan ko ñaar ñi nga xamante ne ñaari adulte yi nga xamante ne ñoom ñooy dencante dañu war a waxtaan ba teg yi nga xamante ne moom mooy daanaka sécuriser seen mariage ndax bu ngeen ko deful xale yi dañuy dugg ci biir mariage bi am na xale yu bari yoo xamante ne tey dangay gis soxna soo xamante ne day ñëw sëy si moom daanaka voilà ñu ci gën a bari day nekk xale wala sax seen papa moo koy mag lu bari ñoom dañuy foog ne kooku dafa ñëw pour jël seen place su yaay finalement dañ koy xoolee benn bët boo xamante ne bëtu concurrente lañ koy xoolee bépp pas boo xamante ne soxna si da koy teg xale yi dañ ciy teg seen bët am na ci ñu bari ñoo xamante ne dem nañu sax ba sëy bi mujj bi dafa tas ndax paa bi muy boroom kër gi day bëgg di voilà di jël paaru doomam yi soxna si day bëgg moom it paa bi jël paaram ci kanamu doom yi finalement day indi problème looloo tax il faut ñuy waxtaan il faut nag am yu bari yoo xamante ne dañ koy wax teg ko surtout ñaar mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a dencante ñu teg yooyu buñ ko deful am na erreur yu bari yoo xamante ne dina leen dab ëllëg ci xale yi lay jóge te loolu dina tas seen diggante yooyu yëpp dañ ko war di ko waxtaanee encore une fois mariage communication la union lañu wax complémentarité góor ak jigéen
mais day fekk am na yu bari yoo xamante ne da ngeen ko war a waxtaane ngeen teg ko su ngeen ko deful rek day indi problème xale yi aussi des fois nañuy comprendre seeni parents bu fekkente ne seen papa moo jër jabar koo xamante ne voilà bu am na ñu bari ñoo xamante ne seen yaay day génn àddina paa bi takkaat jabar wala sax seen yaay seen papa tàggoo ak seen yaay takkaat beneen jabar finalement xale yi il faut ñuy préparer xale yi daal wax ji il faut ñuy préparer xale yi te ñuy bàyyi xel ci xale yi am na parents yu bari yoo xamante ne dañuy jël ay décision fàtte seeni doom te xamuñu ni xale yi dañ cee bokk xale yi dañoo bokk ci mariage boobu noonu parce que boo fi indee beneen jabar boo xamante ne du seen yaay bu dee seen yaay dafa génn àdduna wala sax nga tàggoo ak seen yaay indi beneen jabar boo xamante ne moom moo wax a représenter wala sax jël place su seen yaay pas mu jël ko mais day dund day moom mooy nekk ak yow finalement ñoom place boobu seen yaay lañ fa doon xoolee boo préparé wul xale yi ci loolu di nga am problème yu bari bu fekkente ne xale yi macha allah yaroo leen parce que am na ñu bari ñoo xamante ne seeni doom yi dañ leen bàyyi ci lu leen neex donc il faut ñuy waxtaan ak xale yi encore une fois am na yu bari yoo xamante ne mu ngi am di découler ci problème famille recomposée ñàkk waxtaan bi la il faut ñuy waxtaan bu dee ku góor ki la danga war a bëgg danga war a jël jabar danga tàggoo ak say yaayu doom danga war a fas yéene jël beneen soxna préparer say doom nga waxtaan ak ñoom xale dañuy waxtaan doom dañuy waxtaan ak moom waajur dafa war di waxtaan ak ay doomam ñun en général am na yu bari yoo xamante ne voilà adulte yi dañuy jël seen décision noonu rek bàyyi xale yi alors que c'est pas normal xale yi tamit dañ ci am wàll donc nañuy parents yi di waxtaan ak seeni doom di leen préparer ci seeni projet ndax bu fekkente ne yow parent nga danga tàggoog say yaayu doom wala sax say yaayu doom génn àddina nga bëgg a jël beneen soxna waxook xale yi xëy rek gis fi beneen jigéen bu bees mu ñëw nekk seen place yaay finalement concurrence day am na jigéen yu bari yoo xamante ne tey seen biir néegu sëy ñu ngi souffrir parce que seen doomu jëkkër may ñu leen jàmm xale yi dañuy concurrencer ak ñoom bépp paa bu soxna si def xale yi dañ koy xoolee ni dafa bëgg a jël seen place yaay xale yi dañ koy xoolee ni voilà dafa bëgg a jël nangu seen alalu papa am na ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi dundee naqar tey seen biir foyer bu ñu la ko expliquer rek nga daw alors que ñàkk préparation bi la parent encore une fois muy ku jigéen ki di ku góor ki am na yu bari yoo xamante ni ku jigéen ki la moom mooy am njabootam ba pare am beneen jëkkër parce que dafa tàggoo ak jëkkëram wala sax baayu xale yi dafa génn àddina mu am beneen jëkkër préparé wul xale yi kooku bu ñëwee ci kër gi xale yi dafa am beneen bët buñ koy xoole donc yooyu yëpp day indi conflit ci famille nañuy waxtaan ak xale yi nañuy waxtaan ak xale yi di préparer xale yi ndax nag am na yu bari yoo xamante ne encore une fois problème la day am ci biir foyer yi ñàkk waxtaan bi la tout repose sur la communication nañuy waxtaan ak suñuy doom di leen préparer doom boo ko préparer am na yu bari yoo xamante ne erreur la du la ci fekk parce que préparer nga sa doom ba pare am na yu bari yoo xamante ne préparer nga sa njaboot ci yooyu bu ëllëgee ci biir lépp lu ñu mënti gis dinañu xam ne préparer nañ leen doom dañ koy yàq encore une fois te nag yàq day ànd ak communication xale mënoo dëkk di ko dóor suba ngoonte doo ko wax ñun suñu société nag dañuy wax te duñu expliquer dañuy dóor rek dañuy yar te duñu expliquer xale bi bu defee lenn ñu dóor ko te waxuñ ko ni lan moo tax ñu dóor ko doom normalement boo ko dóoree bu defee lu bon loo xamante ne baaxul nga dóor ko danga ko war a expliquer lan moo tax nga dóor ko bu ko defee ëllëg dootu ko defaat mais ñun dañuy dóor rek dangay gis parents yoo xam ne dañuy téem seen doom di leen dóor ba xale yi duñu mënti noyyi alors que expliquer woo leen xale yi dañuy jëgaat defaat finalement nga naan dañu dëgër bopp dañoo tëxëri dañoo def nii alors que ñàkk explication bi la nañuy expliquer bàyyi yenn sujet tabou yi nga xamante ne dañ koy nëbb nañ koy expliquer suñuy doom ndax nag ci la lu bari di fajoo yu bari yoo xamante ne problème la actuellement mi ngi am ci société bi dina wàññeeku encore une fois dañuy waxtaan ak xale yi dañuy waxtaan ak suñuy doom di préparer xale yi
famille recomposée dafa metti nga nekk soxna dem sëy kër goo xamante ne boroom kër gi am na njabootam ba pare dafa metti am na jigéen yu bari yu koy dund lépp loo def xale yi dañ ci teg seen bët bépp pas boo def xale yi dañuy foog ne yow am na leneen lu la indi am na sax xale yoo xamante ne dañuy xëy di surveiller seen belle-mère lépp bépp pas ba mu def ku mu taxawal ku muy waxal téléphone ñu woo seen papa expliquer ko am na yu bari yoo xamante ne ci biir kër yi mu ngi am nañuy waxtaan ak xale yi di waajal xale yi di préserver xale yi encore une fois di nag am na yu bari yoo xamante ne tamit jigéen yaa ngi koy dund nañuy waxtaan parce que nag am na yoo xamante ne boo ko waajalulee sa bopp yow mii di jigéen bu la dalee day metti jigéen day waajal boppam avant tout problème yu bari yoo xamante ne tey ndeysaan jigéen yaa ngi koy dund di ko jànkonteel préparé wuñu seen bopp jigéen day waajal boppam jigéen day toj xolam jigéen du rëy am na yoo xamante ni tamit rëy ba ëpp baaxul ci jigéen ndax nag boo rëyee ba ëpp kenn du la àttan waaye tamit waroo wàccee sa bopp ba ku jóg ci àll ba rek for dem non jigéen day am fulla am fayda jigéen dafa am qualité yoo xamante ne moom la ñuy wax ci jigéen ndax ñun dañoo valeureuse jigéen dafa am dafa ñun yàlla daf macha allah daf ñu teg ci place boo xamante ne yàlla ci boppam moo ñu suturaal donc ni suturaal suñu bopp am na yu bari yoo xamante ne erreur la mu ngi dal jigéen ñi nañ koy bàyyi xel te xam bu baax fu ñuy teg suñu tànk jigéen day xam boppam am na yu bari yoo xamante ne tamit wax dëgg yàlla ñàkk góor ñi tamit des fois ñu dugal seen bopp foo xamante ne ñoom ñoo ko def parce que bu fekkente ne yow da ngay wut xam nga kuy wut soxna kuy wut jigéen pour ci biir kër kuy wut femme au foyer kuy wut jigéen boo xamante ne macha allah dafa am loo soxla ci moom ci sa biir foyer bokkul ak kuy woo koo xamante ne day wut taar du sëy alal du sëy yooyu yépp dafa bokk ci société bi dafa bokk ci dundinu doomu aadama mais encore une fois taar yorul mariage xaalis yorul mariage dafa am loo xamante ne moom moo ko tënk il faut que ñuy jàngal nit ñi loolu boo ko xamul même bu fekkente ni yaa nekk l'homme le plus riche au monde doo mën a yor soxna parce que xaalis rek yorul soxna dafa am lu bari loo xamante ne jigéen ñi dañ koy soxla jigéen dafa bëgg ku koy nemmeeku jigéen dafa bëgg ku koy bàyyi xel am na góor yoo xamante ne bu ñu xëyee jox la dépense sànni nañ pare nañ ci yow nga feebar duñ la nemmeeku jigéen day nekk ci kër di onk suba ba ngoon jëkkëram du taxaw sax naan ko lan moo la dal te am na yoo xamante ne loolu day neexal xolu jigéen góor ñi aussi des fois rëy ba ëpp baaxul góor du rëy borom kër du rëy ndax am na yoo xamante ne macha allah yow yaa ko war a faciliter sa jabar góor dafa war di toppatoo jabaram waaye góor dafa war di nemmeeku jabaram ndax mënoo am soxna boo xamante ne am na ñu bari ñu bu tey buñ lay expliquer man léeg-léeg ma jot appel yoo xamante ne sama àddina day tukki parce que mënuma comprendre nga sëy ak soxna soo xamante ne sëy ngeen 10 ans sëy ngeen 15 ans voire plus soxna si nekk ci diggante am na paa yoo xamante ne góor sax laa mën a wax dañuy seen jabar day feebar nekk ci kër ga suba ba ngoon duñ sax lijjanti nga yow góor normalement warul toog 1 mois du 1er au 30 ba weer bi dee te newoo sa jabar ndax soxla nga dara bu nu xëyee ñu naan femmes yi dañoo bëgg émanciper du loolu parce que jigéen li mu soxla dafa bari donc am na ñu bari ñoo xamante ne duñu bëgg seen jabar yi liggéey boo bëggul sa jabar liggéey te amoo loo ko jox tamit yow yaa sonal sa bopp donc encore une fois le monde évolue àddina bi li woon démb du tey ndax démb jamono dafa neexoon démb ñoom maam jigéen daanul woon génn pax lu ci gën a bari femme au foyer lañu woon ñoom maam macha allah jigéen da daan toog ci kër ga di toppatoo góor ki dem uti ñii dañuy dem béy ñi nekk ci leneen ak leneen pour indi ci kër gi boobu jamono moo neexoon ndax jamono moo ko laajoon li ñuy wax rek jamono ju ñëw ak li mu àndal jamono gi nag gisuma ban jigéen moo mën a toog di xaar góor dem indi jamono dafa metti dund gi seex na feebar boo feebaree boo demee hôpital buñ la taxé buñ la joxee ordonnance nga daw xale yi jàng xale yi danga leen war a yar
danga leen war a dugal école danga leen war a dundal danga leen seen avenir danga ko war a préparer donc loolu yëpp am na yu bëri yoo xamante ne benn góor rek mënu ko donc il faut que aussi ñuy bàyyi seen soxna yi di liggéey mais góor day encadrer jabaram dama koy wax di ko waxaat góor bu accompagner jabaram wallaay lazim am na problème yu bëri yu am ci société bi dina wàññeeku parce que ñàkk accompagnement bi la moo amul góor day accompagner jabaram boo takkee soxna soo xamante ne yow xam nga li nga mën xam nga li nga xamante ne sa poos am na ko parce que nag bu dul dara ku wéet xam sa bopp góor bu ne xam nga weer bu dee lii ngay am ñun suñu société en général dañuy dund du jour au jour boo dee amee dépense tey si ëllëg si yaa ngi wutaat dépense donc xam nga li ngay am boo jàppalee sa jabar ngeen toog di waxtaan di teg seeni projet union mariage du ñun fi ñu yóbbu mariage yi yeggul foofu ñun dañoo métital mariage te alors que waxtaan la ba juboo soo takkee soxna ngeen teg seen projet dès le début du mariage ngeen commencé di waxtaan avant sax ngeen di am njaboot waxtaan leen ngeen teg seeni projet ku góor ki ne ku jigéen ki kat comme sama liggéey demeewul nii wala sama liggéey lii la wala sama salaire nii la toll léegi dama lay accompagner yow nga jéem a ut foo loo suturlu aussi bu ko defee man su ma indee nga indi wala sax man su ma indee yow di nga mënal sa bopp am na góor yu bari yoo xamante ne tey macha allah li ñu ubbil seen jabar du pour seen jabar indi seen kër non pour seen jabar di mënal seen bopp la ndax yéen wi dafa diis góor gi rek mënul jël en charge kër gi di fay location fay courant fay ndox fay jàngu xale yi fay dundilu xale yi nar leen a faj nar leen yooyu yëpp mu nar a toppatoowaat jigéen ñun xam nañu jigéen ñun en général suñu société Sénégal dañoo bëgg xew pratiquement ci mois bi di nga fi am ñaata xew natt yaa ngi fi yeneen ak yeneen yaa ngi fi jigéen yi dañuy dugg ci lu nekk donc yooyu yëpp ku góor ki mënu koo jël à 100% moo tax boo accompagner sa jabar jigéen boo ko accompagner ci ngor ak taranga wallaay lazim du la wor dafa am yoo xamante ne ci commencement bi lay dooree góor bu accompagner sa jabar démb ak barki démb ba dara dul dara amul lenn lu ci rax wallaay lazim jabar bi sa jabar dina am ngor mais dafa am nag yoo xamante day laqatu ci suuf depuis le début ku góor ki di ko bàyyi di ko bàyyi muy dox di dox ba jigéen gi jóg def leneen mu naan alors que dafa am yoo xamante ne dès le début la commencé woon dañuy bàyyi xel ci yooyu dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu góor day jàppale jabaram mais góor boo xamante ne yow sa jabar mi ngi noonu voilà yow rek yaa war a liggéey sa jabar bu génne ci biti sax nga xuloo am na góor yu fiir boo xamante ne bu leen seen jabar demee marché sax dañuy calculer heure bi mu dem ak heure ba la war a ñibbisi mais jabar du mbindaan sax dafay daan dooleem mais jabar du esclave ki nga xamante ne danga ko war a tëj dafa yor bakkan ni yow day noyyi dafa soxla ku ko banni dafa soxla ku ko yëg jigéen macha allah yor jigéen yomb na ci dafa compréhension la laaj nag yor jigéen dafa yomb ci boo ko comprendre ndax jigéen macha allah li ko bégal mettiwul boo amee sa jabar même bu dee xartum sax la sol fóot ko ba mu set passé ba mu tàlli sol xartum bi mu ñëw taxaw sa kanam am na loo war a wax sa jabar pour mu bég mais doo ko gis ñun en général suñu société góor ñi dañoo diis dangay gis góor ñu rëy ñoo xamante ne bu seen jabar solo sax pour ñu naan ko li nga sol rafet na yaa ngi xeeñ neex sa parfum bi neex na yooyu sax dañ koy néeg a wax alors que ñun loolu rek lañu soxla jigéen dafa bëgg jëkkëram di ko valoriser jigéen dafa bëgg ku koy valoriser surtout jëkkëram ndax nag bu la sa jëkkër valoriser wul nga génn ci biti ñeneen di la valoriser après ñu naan waaw ñeneen ci biti la gën a favoriser alors que li mu bëgg amu ko ci këram nañuy xam fan la problème yi di soxee ko am na góor yu bari tey ñoo xamante ne ñoom ñoo pousse seen jabar dem xooli ci biti góor yu bari ñoo pousse seen jabar ñu dem xooli ci biti parce que yow sa jabar bu feebaree doo ko faj jigéen toog sa kër suba ba ngoon di onk ngay romb di va et vient munoo ko ne sax soxna si macha allah wala sax madame lan moo la dal tey wala ak noo ko mënti woowee lan moo la dal nga ñëw jege ko pourtant boo feebaree sa jabar moo lay njëkk a jege
c'est rare, c'est très rare nga gis borom kër feebar jabaram di ko romb, c'est très rare. du ma ne am yàlla parce que nag fii nag lépp fi am, mais c'est rare. soxna en général jabar bu jëkkëram feebaree day nekk au petit soin di daw di dàmp di def lu nekk. mais lan moo tax góor warul oyofee noonu bu sa jabar feebaree macha allah nga wàcc toppatoo ko buy wér dina xam fi nga ko teg. mais sa jabar toog sa kër feebar suba ba ngoon nga koy romb gauche droite nekk sa téléphone. am na góor yoo xamante ne bu nu wàccee ñu ngi seen téléphone suba ba ngoon di wax seen jabar feebar na seen yoon nekku ci, seen jabar soxla na. am na jigéen yoo xamante ne macha allah dañuy am soxla du ñu am kuñ ko wax, duñ seen jëkkër sax du xam sax lu ñu soxla parce que amul habitude boobu di wax ak moom. loolu mariage mettiwul, encore une fois nañ koy oyofal. jigéen ko góor dafa war a wàcc. góor du diis, jigéen du diis. mariage ñaar ñi ñëpp waruñoo diis parce que bu ngeen diisee du ngeen àttanante. mariage bu ngeen diisee du ngeen àttanante. il faut ngeen di wàcc. surtout nag macha allah suñu góor ñu sénégalais yi il faut ñuy wàcc. en général nag dafa am ñoo am xadar. am na ñoo xamante ne tey boo leen tiimee sax dangay ragal alors que jaru ko. mariage dafa neex. am sa soxna boo xamante ne macha allah yow la fi nekkal, bàyyi na ñëpp ne yow la bëgg. kooku boo ko defarul kan ngay defar? bàyyi na ñëpp ne yow la bëgg. kooku boo ko nabul kan ngay nabee. am na ñoo xamante ne wallaay lazim ñu ngi am loolu seen biir kër. am na góor yoo xamante ne macha allah góor ñi jigéen bu ñuy wër moom lañu yox te duñ ko faale. dañuy bàyyi xel lu ñëpp bëgg. tey macha allah ñëpp ngi wër or, ñëpp ngi wër diamant, ñëpp ngi wër émeraude ak yeneen. ndax boo ko amee dangay xam ni valeur nga am. donc jigéen dafa valeureuse. ku yor jigéen sa kër xamal ne jigéen nga yor, xamal ni lu raar nga yor. ndax nag ñun yàlla moo ñu teg place boo xamante ne macha allah moom rek a xam kan mooy jigéen. dañuy bàyyi xel encore une fois te di toppatoo jigéen ñi. góor ñi nañuy wàññi diis. góor du diis, borom kër du diis. am na foo xamante ne fan lañu soxla diis bi, mais du ci biir foyer bi, du ci biir union bi. góor ak jigéen macha allah am na yu bari yoo xamante ne léeg-léeg ngeen wéet yéen ñaax di waxtaan di ree di reetaan daal, wàññi stress bi. des fois sax nga liibal sa jabar, des fois nga raconter ko ay histoire wala sax reetaan. mais am na ñoo xamante ne duñu reetaan. bi wallaay lazim am na góor yoo xamante ne boo leen gisee ñu ree ci biti lañu ree waaye du seen biir kër. pour lan? yow sa njaboot nga war a reetaanal, say doom nga war a reetaanal, sa jabar macha allah nga war a tiim di ree parce que li ngay soxla sa xol moom moo la ko war a jox. mais di reetaan ci biti te sa biir kër doo fa ree. am na góor yoo xamante ne macha allah bu nu wàccee mu mel ni kooku moo wàcc si ñu fay lamp yépp ci borom kër. allah wala yenn yi nañ koy wàññi. borom kër du diis, borom kër du yenn yi dafa metti sincèrement. nga nekk borom kër am njaboot, am sa jabar, saa yu xëyee ma nga ci kër ga di loqati lu ne mu def bala ngay wàcc mu mel ni ko neex pour rek teeru la. boo ñëwee doo ko faale, boo ñëwee jàpp sa kanam gi yóbbu ko ajajak. wallaay defar leen góor ñi, wallaay jàppale leen jigéen ñi te toppatoo jigéen ñi sonn nañ. am na jigéen yu sonn, am na si góor yu sonn macha allah. ndax nag foo gis ñu bon am na fa ñu baax. am na góor yu bari yoo xamante ne ñoom it ñu ngi sonn seen biir kër parce que jigéen ñi tamit des fois boo waxee ngir yàlla rek am na tamit ñu bon. mi ngi noonu, fu am góor gu baax am na jigéen bu bon, foo gis góor gu bon am na jigéen bu baax. loolooy àddina. mais nag ñun jigéen ñi rek dañuy xëcc suñu côté. waaw na góor ñi di jàppale jigéen ñi, na góor ñi di bàyyi xel di oyofal. mariage mettiwul, encore une fois déggin nag la laaj. mariage mettiwul, boo ko oyofalee rek mu oyof. mariage boo ko oyofalee wallaay lazim day oyof. boo ko diisalee nag mu diis gan. ndax fii nag loo fi diisal mu diis. encore une fois nañuy bàyyi xel
sunu mbokk góor ñi nga xamante ne ñu ngi góorgóorlu nekk ci diaspora bi góorgóorlu bi indi sa jabar nga jàppale ko ba mu am ay këyit jigéen ñi lañuy gore ni mu amee ni may waxee ci jigéen ñu gore noonu lay waxee ci góor yu gore dafa am nag góor yoo xamante ne aussi jigéen yaa ngi fi di daan doole xaaruñu kenn ci dara defar seen bopp defar ba mënal seen bopp ñu indi fi seeni jëkkër mu xëy indil leen problème lépp ngi fi am na ci góor yoo xamante ne tey dañuy ñëw fii ba am këyit ñu ne la fi ñukk ni yekk mu naqari di wut xale yi wut ci lu nekk ñu dugg ca wut ci tubaab yi lu nekk foog ne yàlla gëmmul nelawul ku nekk ak sa wërsëg yàlla gëmmul nelawul dafa am nag loo xamante ne boo ko yàkkamtee macha allah la sëñ Cheikh doon wax almaktum yàlla na ko yàlla yërëm mu ne jamono ji ku yàkkamti doo dem parce que dafa am jarul yàkkamti sa wërsëg allah kulli al balaa ngay dëddu daa ko jot jarul yàkkamti muy ku góor ki di ku jigéen ki bu dee ku góor ki la sa jabar moo la jàppale ba nga ñëw Europe am say këyit na nga gore bu dee ku jigéen ki tamit sa jabar sa jëkkër moo la indi Europe xamoo fi Europe mu andi la fi ba nga am say këyit goreel parce que nag am na trahison yoo xamante ne wallaay lazim du yàgg de déedéet yàlla sax du ko seetaan nit ki bàyyi ñëpp am na ci góor ñoo xamante ne dañu xuloog seen yaay sax ngir seen jabar pour indi ko parce que des fois nga bëgg indi sa jabar sa yaay ne du ca dal famille bi bu jóg ñaata yoon lañ ko fi def ay vidéo am na ñoo xamante ne dañu bëgg indi seen jabar Europe famille bi ne doo ko indi sa rakk ngay indi ñi naan sa mag ngay indi ñi naan keneen ak keneen ngay indi ku góor ki xuloo ak yaayam ngir yow xuloo ak ay rakkam ngir yow xuloo ak famille bi am na góor yu bari tey yoo xamante ne duñ tuddanteeg seen famille ngir seen jabar après ñu am déception am na yoo xamante ne baaxul am na yoo xamante ne góor du ko def am na yoo xamante ne góor du ko def waaye nag lu nit mënti def it nag voilà après rek daf lay rattraper fii loo fi def muy lu baax di lu bon da lay rattraper bu dee lu baax fay bi day ñëw bu dee lu bon aussi fay bi day ñëw donc nañuy bàyyi xel xam ne yàlla gëmmul nelawul moom lekk fi nekk laaw moom doo nga fi ne ku gëm leneen nag na nga gëm parce que nag ñun dañuy respecter ñëpp waaye ñun moom rek lañu gëm te xam ne rek moom rek fi nekk wallaay lazim nit préparé na loo xamante ne yàlla préparé bosam balaa ngay xam ne yàlla mooy yàlla nga préparé sa bos mu préparé bosam nañuy bàyyi xel ci loolu ay góor yoo xamante ne dañu xuloog seeni njaboot xuloog seeni famille ngir seen jabar ñu am ci déception kooku après fan lay dem bu tourné ci famille bi ñu naan ko sa jabar nga jëloon demal sa jabar ah bu dee ku jigéen ki xuloo na ak yaayam ngir ku jëkkëram am na jigéen yu bari yoo xamante ne tey macha allah seen famille nanguwuñu woon sëy bi ah ñu xuloog ñëpp ne ku góor ki rek la bëgg ku góor ki dem ba mënal boppam nag ne ko fa ñukk am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla nañu bàyyi xel yàlla gëmul nelawul de day fay lu baax di fay lu bon yàlla ñaari yëpp lay fay boo defee lu baax da lay fay boo defee lu bon it da lay fay moom macha allah dafa baax yàlla dafa baax de lépp lay fay nag day fay lépp boo defee lu baax mu fay la lu baax boo defee lu bon mu fay la lu bon moom loo ko jox mu delloo la ko donc nañuy bàyyi xel encore une fois di waxtaan mariage bi waxtaan la communication moom mooy yor union mariage communication la gënuñ fi xam kenn li may wax rek gënuñ fi jàng kenn voilà non mais dañuy joxe suñu xalaat rek ndax nag dañ koy dund macha allah buñ fi amoon góor bu ñuy toroxal duñ fi wax dëgg yàlla man di damay sant yàlla di toucher du bois ki ma yor moom macha allah dëgg yàlla mu ngi béy waaram toppatoo loolu la xam am na yoo xamante ne dugg ci góor tamit dafa wax def noonu wàcce sa bopp des fois sa jabar sonn nga dugg ci wàññi togg ba mu neex ni ko chéri tey kat dangaa sonn toogal ma togg am na góor yu diis yoo xamante ne wallaay lazim bu ñu naree togg ñànkataan keroog nga dee dinañ xuloo kër gi yëpp ak kenn du dégg ngir nag dangaa bañ am na si ñoo xamante ne fase nañ seen jabar ngir togg lu ko fi jax lan moo ko fi jax
waay union ñaar la union mariage ñaar la ku góor ki ak ku jigéen ki léeg-léeg jigéen ku sonn des fois ku jigéen ki day sonn ku góor ki ñëw dugg waañ togg wala sax nga naan ko chéri comme tey dangaa sonn xaaral rek ma dem jënd ñu ñëw kii mais lépp ci waxtaan la xaj mais na ñuy bàyyi diisal bi am na ñoo xamante ne dañoo aj mariage ca kaw diisal ko nag ba kenn du ko mën a yëkkati mariage diisul encore une fois lépp nag dafa jar compréhension mais lépp laloo ci waxtaan nañuy waxtaan góor dafa war a waxtaan ak jabaram jabar dafa war a wàcce boppam ci kanam kanamu jëkkëram jigéen du diis góor du rëy looloo yor mariage loolu rekk a yor mariage leneen yoru ko boo amee jabar macha allah diisul yow mii nga nekk borom këram yëg nga ko seen mariage ku ci dugg da ciy des parce que kenn du leen mën a dara am na mariage yoo xamante ne boo ciy wax sa gémmiñ sax wallaay lazim ñu tëjal la ko léegi parce que ñaar ñooñu li leen liyee dafa dëgër parce que dañoo am complicité mariage complicité la nga am complicité ak sa jëkkër ba macha allah am na ci nag góor yoo xamante ne góoru benn nopp maar di taali baaxul góor kilifa du am benn nopp góoru benn nopp boo xamante ne ku la woone la gis naa sa jabar fii nga takkal ko keroog xuloo dóor am na ñoo xamante ne dañuy dóor seen jabar parce que nit a leen ne gis naa fii sa jabar wala gis naa ko muy def lii wallaay li jàmm góor du am benn nopp góor du am benn nopp dafa am ñoo xamante ne wallaay doxuñu ci lu dul yàq gis diggante bu baax moom la ñuy bañ a gis bu ñu gisee ñaar ñi bëggante nañu kii bëgg na jabaram mu ngi koy toppatoo il faut ñu ut luñ ci rax waaye góor tamit yow tam nga takk jabar mu bàyyi ñëpp ñëw di la sëyal nit woo la ne la gis naa sa jabar fii wala gis naa sa jabar fee nga jàpp ko dëgg alors que gisoo yëgoo tino nañuy bàyyi xel yàqkat yi aussi yàlla ngi leen di sedd fii daal lu fi waaye def boppam loo def yàlla fay la nañuy bàyyi xel di bàyyi yàqante bi baaxul ñaar ñu bëggante nekk seen ruq nañ leen bàyyi boo ci mënta wax jàmm bàyyi maandu dafa baax yàlla dafa bëgg ko maandu yàlla dafa bëgg maandu donc nañuy bàyyi xel encore une fois di waxtaan mariage waxtaan la yenn yu diis yi macha allah ñu koy wàññi góor ñi ñuy bàyyi seen jabar yi ñuy liggéey boo mënee bu mu liggéey nga koy jox loolu moom d'accord nañu boo mënee sa jabar bu mu dem fenn na des kër ga waaye lu mu soxla suba ba ngoon nga jox ko loolu moom dañ ciy d'accord à 100% waaye mënoo yoroo yow amoo xëyoo gontoo nga bëgg dëj sa jabar ne mu toog ci kër ga naan femme au foyer boo xamante ne joxoo ko lu mu soxla jigéen dafa soxla ay bagage bu dul dara sax dafa war a toppatoo boppam parce que jigéen yaramam daf ko war a toppatoo jigéen yaramam dafa war a set jigéen dafa war a set fu mu toll parce que nag jigéen mooy jox yow nga yor sa jabar dundaloo ko lu mu soxla suba ba ngoon joxoo ko ba bari nga bëgg mu toog naan femme au foyer pour la l'islam sax waxu ko dañu naan bu fekkente ne mën nga jox sa jabar wallaay lazim bu mu dem fenn na toog nga koy jox lu mu soxla parce que bu ñu jaaree ci charia jigéen war def lenn góor a ko war a jox lépp waaye day fekk góor ki man bu ko góor ki mënul na xëy ku jigéen ki xëy yéen ñaari ngeen indi yow boo defee ci kër gi moom mu def bu dee mën na mu def ci kër gi wala sax bu yaay am na ñoo xamante ne dañu naan man sama jabar day liggéey li muy liggéey soxlawuma ko ci kër gi mais na def ci boppam góor yu bari loolu la ñuy doxee am nañu góor yu bari fii ci diaspora bi macha allah dañ leen di wax ne mention spéciale am na ci ñu bari ñoo xamante ne tey dañoo ubbil seeni jabar ay société fii ci diaspora bi ubbil seeni jabar ay boutique seen jabar di xëy di daan doole weer day dee seen jabar fayeeku wala sax ci li muy liggéey noonu mu fayeeku ku góor ki ne ko soxlawuma ci dara def ko ci yow ak sa jàppale say way jox parce que moom am na mu ngi def ci kër gi noonu mooy communication am na ñu bari ñoo xamante ne amuñu mais xam nañu comprendre nañu boo amul dangay comprendre yàlla tegul lenn mu metti ñun ñoo mettital lépp ñun ñoo yóbbu yëf yi fu mu yeggul encore une fois boo mënul am nga soxna xëyoo gontuwoo
wallaay lazim am da ngeen war a lekk da ngeen war a naan da ngeen war a nekk ci kër am ngeen njaboot bàyyi sa soxna mu dem liggéey te nga accompagner ko loolu mooy góor day accompagner jabaram encore une fois góor day jàppale jabaram góor day accompagnement ci borom kër la war a amee si jabaram normalement jigéen warul dem feneen di wut ñu koy accompagner te mu am borom këram ci kër gi bu fekkee nag mënul macha allah après la koy bàyyi mu génn dem xooli feneen wala sax léeg-léeg moom ak contact yi mu am mu jéem ko booleeg ay nit ñu jàppale ko mais loolu la am na góor yoo xamante ne wallaay lazim dañoo diis ba nga xamante ne pour ñu booleeg seen jabar ak keneen pour mu liggéey sax problème la mais lan la yow sa jabar yow yaay fanaan ak moom kenn du fanaan ak moom mais yenn yi lu ko fi jax am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla baaxul nañuy bàyyi xel surtout nag di sàmm suñuy ngox nit dafa war a sàmm ngoram ki la jàppale démb ak barki démb ba dara dul dara boo ko waree yàlla du ko seetaan de am na ci borom kër yu bari tey yoo xamante ne ñu ngi torox nekk ci ay métit kenn tegu leen ko lu dul seen bopp parce que dañ fi am aawo bi ñu takk ba dara dul dara aawo bi muñ toog ci ruqam di muñ lu mu am baax na lu mu amul baax na muy togg soom bi di lekk ak yow di xew day am sax léeg-léeg sax du dem parce que amul lu mu sol mu jàppale la ba dara dul dara yàlla ubbil la buntu nga dem takk xale bu ndaw léeg-léeg sax doo dem sa awo ba nga foog ne yàlla soxorul de wallaahi bu yàlla ñëwee nga naan lu xew dañ maa liggéey kenn liggéeyu la yaa liggéey sa bopp dafa am yoo xamante ne yàlla du ko seetaan nañuy gore nit day gore góor comme jigéen dafa war a gore boo takkee soxna ba dara dul dara am na ñoo xamante ne wallaay lazim bu leen yàlla fay seen bor du baax am na ci ñoo xamante ne dañoo takk ndeysaan jigéen yaa nga sonn am na ci jigéen yoo xamante ne buñ la wooy di la expliquer sa àddina day tukki ñu nga sonn am na ci ñoo xamante ne keroog ba ñu takkee ñaareel keroog la ñu gëj ci këru aawo bi pour lan dan moo ko fi jax jigéen ñëpp kenn mënu leen jeexal ñun ñoo ëpp amul benn góor bu la ne mën naa jeexal jigéen ci kër àddina mënte ne nit day doylu nañuy doylu nit day doylu benn góor mënta jeexal jigéen yi benn jigéen mënta sëy góor ñëpp mënta ne dangay doylu loolu la yàlla tuddee man doylu léeg-léeg sax nga xiif bëgg a lekk ceebu jën tiim bool bi nii mu leer na ni yow lii yaa ko moom ceebu jën la yaa ko moom sa xel nekk ci leneen mais est-ce que fi nga toog noonu di nga mën a am leneen il faut nga lekk ceeb bi wala sax voilà dëpp ceeb bi ut leneen noonu la àddina di doxe mais bëgg a am tey lépp mënta nekk dañuy gore ni day gore te bàyyi yenn nii trahison yi baaxul am na trahison yoo xamante ne bu la rattrapé wallaay lazim nga matt sa baaraam sama baat ci kaw am na góor yu bari yoo xamante ne ñu ngi ci Europe bi dañ fi torox bu nu xale te démb li ñu def moo leen rattrapé am na ñu bari ñoo xamante ne topp ci xale yi di yàq topp ci nit ñi jigéen ñi di yàq nga foog ne loolu dalay du la topp dalay topp yàlla nag macha allah moo xam ay mbiram léeg-léeg mu gaaw léeg-léeg mu yéex waaye bu ñëwee nga xam ne yàlla am na nañuy bàyyi xel nañuy gore ni day gore ki la jàppale démb ak barki démb ba dara dul dara goreel tax nag macha allah loolu rek la yàlla bëgg te loolu la yàlla di fay boo goree yàlla fay la yàlla ubbi yeneen xéewal waaye takk soxna mu nekk ak yow démb ak barki démb jural la njaboot nga takk xale bu ndaw taat yu baax xees picc di nem-nemi nga fàtte sa aawa ay doomam bu nu waxee nga saaga ay moom bu waxee nga boo ko fekkee sa kanam ay doomam nga saaga yàlla du ko seetaan parce que nag ba dara dul dara moo fi toog di ko muñ xéewal googu nga am tey am na bu fi toogul woon muñ mën na am yàlla du ubbi xéewal gi am na ñu góor ñu bari ñoo xamante ne seeni aawa moo leen di ubbil buntu wërsëg am na ñu bari ñoo xamante ne aussi seeni ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel mooy ubbi buntu wërsëg waaye na ñuy gore nit dafa war a gore am na yoo xamante ne baaxul am na yoo xamante ne ku ko def bu la jigéen nga xam yàlla gëmul nelawul de
wallaahi gëmul nelawul am na borom kër yu bari tey am na paa yu bari yoo xamante ne seen mujj gu mujj seen mujj amuñu mujj gu rafet parce que ñoo ko fi def fii doon loo fi def rek yàlla fay la ko fii loo fi def loolu la yàlla di fay nañuy bàyyi xel encore une fois di gore nit dafa war a gore encore une fois ñuy privilégier communication dafa baax ci lépp nag rawatina ci mariage góor ak jigéen dañu wax di waxtaan surtout marié yu bees yi nu ñuy waxtaan di planifier seeni projet marié couple union dañu war a teg seeni projet ensemble ñuy waxtaan am na yoo xamante ne yéen a ko war a waxtaane waaye waru leen toog di kët ba yëf yi bett leen nga naan waa pourtant bëggoon naa ko alors que waxta musoo ko wax sa jabar am na góor yoo xamante ne nëbbatu lépp lu ñuy dugg di ko nëbb seeni jabar ba yàlla indi dee nag ku jigéen ki naan kon kii li ñu naan waa sa jëkkër moo fi def lii mu naan kañ la xew ak yëguma kook bàyyi leen nëbbatu bi mënoo nëbbatu baaxul borom kër du nëbbatu am na yu bari yoo xamante ne macha allah bu nit ki dee lañ koy yëg parce que nit ñi dañuy nëbbatu rek nëbbatu baaxut mën nga nëbbatu ñëpp bam des sa soxna moo war a xam yenn yi nga xamante ne ay secret la surtout yi nga xamante ni parce que kenn xamul kan mooy jiitu sa morom donc nañu bàyyi nëbbantu bi tey waxtaan encore une fois ñuy waxtaan te bàyyi diis bi góor ñi ñuy jàppale seen jabar di waxtaan ak ñoom di bàyyi xel di waxtaan ak xale di leen préparer doom dañ koy préparer encore une fois ay union yi nga xamante ne famille recomposée la ku jigéen ki dafa ñëw sëy si fekk fi ay xale jëkkër ji macha allah dafa war a préparer ay doomam balaa kooku di ñëw am na yu bari yoo xamante ni jigéen yaa ngi koy souffrir seen biir néegu sëy ñàkk waxtaan bi la parce que ku góor ki préparé wul ay doomam jigéen ki sëy si xale yi def ko choc foog ne kooku moom mooy seen concurrente lépp lu mu def ñu teg ci bët dañuy waxtaan encore une fois dañuy waxtaan lépp nag ci communication day am voilà lii laa bëggoon ñu partager ko ensemble waxtaan rek ci lépp rek comme ni may wax lépp rek tout repose sur la communication fépp fu waxtaan am réero du fa am fépp foo xamante ne daal communication lañ fa privilégié réero du fa am dëgg yàlla te yàlla da leen di jàppale góor ñi di jàppale leen seeni jabar di leen accompagner tey bàyyi xadar gi borom kër du am xadar ci kanamu jabaram da ngeen di jàppale seeni jabar di leen toppatoo góor dafa war a toppatoo jabaram di bàyyi xel jabaram bu ko defee rek yàlla jàppale leen kontaan naa ci ñëpp macha allah di leen jox dig daje rek prochainement te nu amee voilà comme ni ma koy waxee à chaque fois rek dañ dellu si rek waxtaan entre ñun mënuma woon jël kenn parce que su ma jëlee après day dagg moo taxoon mais prochainement dinaa ubbi demande invité bu ko defee ñu jël waxtaan suñu biir comme li may wax rek ñu ni neen la kenn raxuñu jaajëfal naa leen yéen ñëpp macha allah di leen jox dig daje prochainement